مولاي صل وسلم. Medzo, salaamaaleykum. waaleykum salaam. aussi acteur nga ci Go TV. ñu ngi lay ñaan nga présenté wu. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu képp ku may seetaan ak gars yi maa ngi tudd Medzo di acteur comédien. ci Go TV. dëgg la Medzo xam nga tournée 30 jours yombul. oui. waaw surtout boo nekkee ci weeru koor ñu ngi lay laaj nan nga ko dundee quoi ci moment yi émotion ak gars yi ci sa côté famille déplacement yeeg yooyu. oui dëgg la man daal leen laay wax xam nga lépp lay dugg da nga koy bëgg ba doo yenn yi doo xalaat ay émotion doo xalaat xam nga man moom bàyyi 30 jours yi jafe woon na si ñun trop ndax xam nga ñun ñoo doon sacrifié wu di déplacé wu xam nga ñun suñu jëm bopp gis nañ ñoo xam ne xam nga jaral na leen ko surtout ñu ñuy àndal di tourner xam nga sacrifié wu nañ def nañ lépp lu war xam nga ba tey mu fay ñu loolu tax dañuy santaat ñun suñu biir avant tout ñun waa Go TV santaat suñu biir. dëgg la léegi lan mooy say projet quoi ci sa côté vie personnelle ça veut dire que ci sa wàllum liggéey yow ci sa bopp aussi sa côté professionnel quoi ci wàllum liggéey bi aussi ñun ci Go TV ak feneen ak feneen. waaw ñun instant bi nii leen la ñuy ñaan yàlla quoi Go TV dem ba nekk label bu mag loolu la ñuy ñaan yàlla ndax xam nga képp kuy liggéey da ngay ñaan yàlla avancé te ñun loolu la ñuy ñaan yàlla avancé suñu liggéey. xam nga jéem see góorgóorlu mu am professionnalisme xam nga loolu la ñuy ñaan yàlla quoi. léegi kan ngay sant ak kan ngay gërëm. man moom ñu may sant dina bëri quoi ndax xam nga toog ni mu di perdre sa temps di la seetaan loolu dafa jafe xam nga di sant surtout ñu nekkal surtout waa Go TV surtout wooyi ñuy déplacé wu di ñëw ba outside di assister si tournoi maa leen sant di leen gërëm di santat sama yaay di sant sama waa gaale xam nga dina mu gën a xam quoi boo limee da ngay juum. dëgg la ñu ngi lay rafetlu kàddu yu baax. aussi ngay actrice ci Go TV ah ñu ngi lay ñaan nga présenté wu. waaw man la Seynabou dëkk Golf. Seynabou dëkk Golf ñu ngi rafetlu loolu Seynabou naka nga dundee tournage yi durant 30 jours. parce que umbale woon ni di ñëw si tournée chaque jour dafa métti surtout ci weeru koor naka nga ko dundee. waaw ni ma ko dundee neex na trop neex rek laa ko dundee ndax man dama koo bëgg neex rek laa ko dundee bilaay métti na benn instant mais neex na benn instant. dëgg la neex na si ñun ñëpp macha allah Seynabou am nga sa projet n'est-ce pas da ngay liggéey. waaw looy liggéey. damay liggéey jaay. da ngay jaay waaw léegi yow yan projet nga dëgmal ba xam da nga nar a continuer di jouer ak waa Go TV incha allah ci kanam wala. incha allah fas yéene naa koo continuer ndax dama koo bëgg. ñu ngi jaajëfal ñan ngay remercier. maa ngi sant sama yaay di sant sama papa ndax lépp ñoom la di sant xewe yor liggéeyam te heure bu ma nee ko damay dem danaa ma demal amul benn problème maa ngi sant ñëpp yéen it maa ngi leen di sant ndax laqal naa leen sonal naa leen da ngeen naan ma def leen nii ma ne du ma def nii ñu daal lépp jàmm daal nañ ñaan yàlla musal ñu seytaan musal ñu cat daal ñu dem fañ bëgg a yegg daal. am na ñoo xam ne ñu ngi seetaan neex na leen neexu leen bu ñu def bu jubee gisuñu ci yàlla bu naqaree ñu ngi leen di jéggal dañoo bëggoon rek mu nekk. ñu ngi lay jaajëfal. waaw laay ñu ngi lay nuyu. waaw yéen sant bi. yaa ngi jàkkaarloog public gu Go TV public gu Sénégal. public gu YouTube aussi. Premièrement ñu ngi lay wax nga présenté wu. ok je me nomme Abdoulaye Sy ñu gën ma xam si Laye Sy ñi naan Lil Wayne comme ni ko Cor Blomé di waxee. si effectivement rek bokk nekk membre bi nga xam ne moo nekk biir Go TV nekk artiste comédien pare nag pour jox Sénégal ñu consommer dañu bëgg quoi. d'accord laay ñu ngi lay laaj nan nga dundee say tournage aussi durant Cor Blomé bi yëpp 30 jours nga koy tourné yombul ci sa côté famille ci sa côté fépp quoi noo ko dundee. oui c'est pas facile nag c'est pas facile parce que. koor bi jaax na li ñu ci dund métti na neex na tamit parce que loo gis àdduna rek teraanga la. aywaay sa bopp na ñun ne parfait ay jeunes yu booloo pour job benn affaire ànd si di liggéey ñun ñëpp ñoo bokk lépp luñ bëggandoo kon tournage yi li mu laaj mooy que engagement responsabilité ak amour de faire te def nañ ko joxe nañ ko wane nañ ko tamit parce que nekkul devant la caméra rek mooy job bi derrière la caméra gars yi fa nekk ñëpp ñu ngi gis seen job aussi nice man li may wax rek mooy que nañ gën a jàpp mag yu baax yi nekk ci dëkk bi ñu ñaanal ñu te xam ne tamit ay jeunes yu bëgg job pour nekk si leneen la quoi yaa am gën a xam. dëgg la laay rafetlu nañ ko ñu ngi lay laaj aussi dernièrement la mooy say projet comme après Cor Blomé ci sa vie personnelle aussi professionnelle quoi lan ngay prévoir. ok sama vie professionnelle man sama vie bi nga xam ne moom moo nekk vie bu privé. boo xam ne bëgg naa ko teg si audiovisuel moo nekk am sama label bopp ak sama gaay pourquoi pas Go TV nekkal benn label boo xam ne
ñii comme label ni leen tuddee nag bëgg ma leen tudd leen may tur je suis artiste lu ma def pub lay doon. comprendre nga teg ay projet yoo xam ne tamit jeune Sénégal nañ si mën a dund quoi man loolu moo nekk sama objectif. effectivement ñu ngi lay jaajëfal remerciement yi koy. waaw remerciement yi moom laaj damay remercier sama yaay remercier sama papa Malick Sy remercier sama yaay Ndeye Camara gros bisous à elle parce que jàpp na si bu baax tamit aussi kii la sama gars yi ñoom ñëpp maa leen di bëggee ñoom ñëpp waa Go TV bu ma limee damay juum di sant sama Serigne Saliou waaw ndax li may dugg nii yëg na ko bu ko yëgul woon du ma si def li ndax dafa ma ne laay loo mënti def na nga ko yëg naa la yëg kon damay doolaat lépp joxaat ko gars yi parce que ñoom la quoi en tout cas daal li may wax rek Sénégal toog leen xaar lii ñëw mooy dàq toog leen xaar lii ñëw mooy dàq te incha allah rabbi no go si kanam quoi Go TV loolu. merci waay laay. waaw kookoy Mamy Baldé. kii la doon wax sànq ne moo ko ñawal macha allah Mamy création ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. aussi Mamy Baldé ñu ngi lay ñaan nga présenté wu. waaw maa ngi tudd Mamy Baldé actrice Go TV dëkk Kër Massar. dëkk Kër Massar surtout loolu foofu laay tàmbalee Kër Massar boobu nga dëkk di déplacé wu chaque jour di ñëw tournage ci weeru koor pendant 30 jours xam nga ne loolu yombul naka nga ko dundee ci côté liggéey bi aussi ak couture bi ngay def. waaw métti na méttiwul parce que dama boole ñaari métier dégg nga maam di ko boole ak théâtre ak lii may def nii mais mënul métti tellement mënuma ko sentir parce que amul bu ma ci yëg la parce que dama bëgg li may def ñoom ñaar ñëpp dama leen bëgg am naa ci tamit ñu ma ci comprendre ñoo xamante ne bu ma waree jouer bu ma waxee sama côté liggéey dinaa am temps bu large boo xamante ne dinaa ko ñëw passé ko bii leen jouer sama rôle après dem ñibbi lu ma yàqal dara vraiment. ñu ngi lay jaajëfal ci loolu parce que nit ki moom looy def te bëgg ko rek yàlla la ci jàppale. voilà aussi comme couture bi ngay def ak boole ko actrice bi nga ko booleel yan projet nga am yu nga dëgmal di si ci kanam incha allah boo xam programme nga ubbi sa atelier bopp boole ko ak kii bi jeu bi wala da ngay bàyyi lii def lii lan nga dëgmal daal. non duma ci bàyyi benn bu neexee yàlla incha allah parce que mun naa leen boole ñoom ñaar boobu ba tey maa ngi koy def te amuma ci benn problème comme genre liggéey bi maa ngi ciy xalaat lu bari ubbi ci li nga xamante ne maa ko moomal sama bopp. continuer en même temps di jouer théâtre parce que amour bi la rek dama ko bëgg. incha allah day ñëw sax. ban épisode moo la gën a neex ci yi nga jot a gis yëpp wala yi nga jot a joué yëpp. voilà épisode bu ma gën a neex mooy sangu set bi. sangu set bi boobu moo ma ci gën a neex parce que jàng naa ci lu bari. mooy loolu te am na importance nit di mën sangu set tamit. effectivement yan nit ngay gërëm aussi yan nit ngay sant. waaw maa ngi gërëm sama yaay surtout sama yaay. moom nga xamante ne daf maa jàppale te daf maa comprendre durant bi yëpp même bu ma toogee sax jël sama saak war a liggéey daf may ne xanaa demoo tournage amoo leen tournage tey maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax ak sama petite sœur bi nga xamante ne moom moo tax ma dugg ci Go TV moom moo gis affiche yi moom moo ma ko wax ma présenté wu et tout gërëm sama waa kër ñëpp ak ñi ma jàppale ak ñi nga xamante ne ñu ngi toog di ma seetaan bëgg li may def des fois dañ may oo mami fan la affaire yi toll affaire yooyu di gërëm tamit waa Go TV ñëpp parce que gis naa ni famille la bi ma fi ñëwee ba tey aw ma ci dara lu ma metti vraiment ñun ñëpp ñu suude wu doon benn maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. yow ñu ngi lay jaajëfal. voilà rafetlu nañ kàddu yi. Raza Boss. nuyu nañ la. bëgg nañ la fay nañ la. waaw ngay acteur aussi ci Go TV. oui présentation s'il vous plaît. en fait man sama nom Racine Diaw ñu gën ma xamee si Raza Boss quoi mooy loolu moom aussi Go TV quoi. Raza Boss nice. naka nga dundee tournage yi durant weeru koor bi kooru buloo moom xam nga 30 jours di woor di tourner yombul naka nga ko dundee. en fait tournage bi moom ça a été quoi puisque nii sax boo yeewoo nii demoo tournage rek da lay xaw a jàpp quoi parce que boo ñëwee fii nii d'un yaa ngi fiy jàngee quelque chose de deux mooy que esprit de partage day nekk si yow quoi parce que fii nii dañ demoon ba dañ minante de trop en plus ñu nekk kër goo xamante ni xam nga duñ ñëw ba. ñu wan ñu que ni bëdu fii du seen gaale aussi loolu noonu rek moo ma gën a touché si tournage yi quoi en plus samay membre moom xam nga maa ñoom on se connaît quoi am na loo xam ne jarul moo ko si yokku. dëgg la Raza Boss naas nañ kàddu yi aussi lan mooy say projet quoi si vie privée comme sa vie bopp aussi sa vie professionnelle quoi maanaam liggéey bi lan nga dëgmal ci kanam. en fait job bi moom instant bi ñu ngi siy sant yàlla bu wér sax ñu siy sant yàlla quoi puisque nii rek xam nga Go TV am na fu ñu yóbbu fu sori aussi itam am na lu ñu wax su ñun de trop pour affaire job bi nag ñu ngi préparé aussi lu raw lii nii ñu ngi préparé yoo xamante ni gars xam nga bu ñëwee
non corps bolomé j'espère dañ koy tegee na le quoi. dëgg man loolu laa gën a. remerciement lan ngay wax waa YouTube say mbokk ñi ngay sant ñi ngay gërëm. waaw question boobu laa doon xaar quoi puisque YouTube moom dafa am gars yoo xamante ni mention spéciale quoi muy ko ñun waxuma ko pour dara quoi mais dafa am gars am dañuy bëggee ñoo xamante ni ñu ngi hors Sénégal li si mel ni gars yi nekk Touba ñoom Mambay gars yi bëgg nañ leen bu wér waa Italie waaw ñoom Maurice gars yooyu noonu Belgique États-Unis Amina ñoom xam nañ li may wax quoi gars yi dañuy bëggee de trop parce que xam nga rek naa sul tamit ñoo xamante ne di yàq seen connexion à chaque fois di la suivre di la bëggee à tout moment te xam nga mooy loolu quoi ñooñu moom mention spéciale la en plus sama maman quoi sama yaay Awa maa koy bëggee bu wér xam nga lépp moom la quoi bëggee naa ko sant naa ko samay frère tamit waa Go TV gars yi ñu ngi def si job bi action boo xamante ni xam nga c'est nice quoi dafa cool dafa rafet trop. dëgg la Raza Bass nice nañ kàddu yi. merci beaucoup merci beaucoup Raza. Mbarka Fall. ñu ngi lay nuyu. ngay actrice ci Go TV. yaa ngi janoog monde YouTube monde Sénégal Ndiaye monde entier aussi. ñu ngi lay wax nga présenté wu. waaw maa ngi tudd Mbarka Fall dëkk Arrondissement Mbaye di actrice de Go TV di nuyu Sénégal ñëpp waa Go TV di nuyu am di jàmm yooyu ñëpp maa ngi bëggee ñëpp ak sama waa koñ. dëgg la Mbarka nice nañ loolu bon. naka nga dundee tournage 30 jours koor bu la mel ni parce que di tourner aussi chaque jour ci weeru koor dafa métti naka nga ko dundee. waaw tournage yi métti na méttiwul dugg nañ si bisimilah alhamdulilah te yaakaar naa ni métti na benn instant tamit ci koor gi ngay tourner woor ba ngoon di tourner mais ça va alhamdulilah parce que ñi am jom noo fi nekkoon ak ñi am fulla ak fayda moo tax méttiwul benn instant. dëgg la ñu ngi rafet loolu bon am nga sa projet bopp comme sa liggéey bopp yoo booy def aussi liggéey biir Go TV bi lan nga dëgmal d'ici ci kanam incha allah. waaw comme lu ko gars yi waxee man maa ngi liggéey mais Go TV tamit sentir naa sama bopp daal tamit gis naa sama bopp te ba ma si duggee ba tey daal gis naa si jom ak fulla ak fayda man daal maa ngi si kaw si kanam daal di ñaanal Go TV ñëpp si kaw si kanam daal Go TV avancé lu bari. incha allah kan ngay sant ak kan ngay gërëm. waaw may sant sama yaay bu baax parce que bàyyi jigéen chaque jour weer koor mu war a liggéey di dem tournage loolu yombul di ko gërëm bu baax ak sama papa adoré Pamatar bëgg ma ba jeex di sant Sénégal ñëpp daal ak sama waa koñ ak sama contact WhatsApp ñëpp maa leen di bëggee daal ndax parce que bu koor gi dugg la dañ may woo ay 5 heures du matin 7 heures heure bu nekk dañ may woo daal di leen bëggee ñoom ñëpp ak waa YouTube ñoom ñu perte seen taal du 50 di commentaire. rafetlu nañ kàddu yi Mbarka Fall. tamit may remercier waa gàlle bi Mame Diarra ak Tata Yacine bu baax sonal naa leen si jàllaabe yi ak kol yi ak jàppe lépp maa leen di ziar ñoom ñëpp. leen bàyyi àbb bi nag day indi. yaa ko fi daal. Bishop ñu ngi lay jaajëfal. maa leen di jaajëfal bu baax. waaw aussi yaa ngi jàkkaarloog public Go TV public YouTube public Sénégal Ndiaye monde entier ñu ngi lay laaj nga présenté wu. waaw bon asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu waa Sénégal askan wi maa ngi nuyu ñëpp sama mbokk yi maa ngi lay nuyu maa ngi tudd Amath Thiam ñu gën ma xam si Bishop quoi. dëgg la Bishop jërëjëf aussi ñu ngi lay laaj nan nga dundee tournage yi durant 30 jours yëpp di woor di tourner métti na sa côté famille sa côté déplacement ak yooyu noonu noo ko dundee aussi. waaw bon mën naa ne sant yàlla quoi alhamdulilah mën naa ne alhamdulilah rabbi alamin parce que ba ciy dugg métti na trop mais kooku yàlla def na lépp ñu tourné ko si jàmm ak salaam xam nga ba amaat ba nekkaat tan ba tey mu mën a taxaw askan bi jàkkaarloo ñoom di waxtaan ak lii ñoom lii nii sant yàlla quoi man sant yàlla bu man alhamdulilah daal. dëgg la ok lan mooy say projet ci boobu instant pare nañ ko ba mais yan projet nga entamé ci côté professionnel bi aussi privé bi quoi. bon waaw ñu ngi si ay projet du ma ne sax ñu ngi si projet mais ñu ngi si ay projet bëgg neen taxawal lu si mel ni série ay série sax laay wax parce que du benn série lañ bëgg taxawal ak yeneen lu si mel ni sama label bëgg neen ko taxawal xam lu ñu bëgg taxawal daal bëri na su ma koy wax fii dañ fiy jóge. dëgg la remerciement yi kan ngay sant ak ñan ngay gërëm et tout. waaw remerciement yi damay njëkkee xam nga sama famille ndax tey bu ma demee ba te jàkkaarloo ñii di mën a wax ak ñii ñoom la quoi ak suñu jigéen ñu nekkal maa ngi leen sant bu baax a baax di gërëm tamit sama mag maam si ak Cheikh tey bu ma solee lii maam si la
moo ma ñawal sama dërëm jamu si xam nga maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax ak waa Saint-Louis ñu lay seetaan xam nga chaque jour di yàq samay connexion di yàq seen connexion di ñu seetaan xam nga aw ma seen fay daal ak waa askan bi yëpp gërëm naa leen sant naa leen di leen wax fi ngeen jàpp foofu la ñun incha allah ñi yéen fi nekkal ñun dañuy job pour yéen bu baaxul yéen la bu bonee yéen la kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. la parisienne du coin ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw di la ñaan nga présenté wax ak monde entier. Dans le monde, je me nomme Mame Diarra. Donc, je suis connue sous le nom de Jajana. Encore une fois, la parisienne. Jajana la parisienne. Yeah. Jajana naka nga dundee 30 jours tournage yi ndax xam nga ne métti na ngay élève di jàng aussi di déplacé wu chaque jour di ñëw tournage naka nga ko dundee. Dans 30 jours, c'était difficile. Mais bon, parce que comme que GoTV, c'est notre deuxième famille. Comme que GoTV, c'est notre deuxième famille. Gars, il était un peu difficile parce que je sacrifie tout mon temps pour venir ak ñëpp ñu bari. Mais lu neex la woon daal quand même. ñu ngi lay jaajëfal yan nga projet nga dëgmal incha allah di si ci kanam parce que élève nga da ngay jàng aussi si sa vie professionnelle ci cadre actrice bi nga nekk nii. Dans mes projets, c'est de devenir une chanteuse. Après ça, il y a trop de choses là. Quand même, yeah. waaw ñu ngi lay jaajëfal ñan ngay remercier. Bon, je remercie mes parents parce que je n'ai qu'un homme qui m'a assisté à fille. Ma famille, mes soeurs, mes tatas, tout le monde. Yeah. rafetlu nañ loolu avant ngaa dem ñu lay laaj benn question ba ndaw ban épisode moo la gën a neex ci nga jot a joué yëpp wala ci nga jot a seetaan. Bon, épisode bu ma gën a neex mooy épisode 21 bi. épisode 21 bi. neexoon na ma trop parce que je pense tout mon temps à rire, c'était tellement animé. Yeah, c'est ça. merci soxna Diarra. Ok. waaw All Black la def de kookoy Dija GoTV. waaw loolu la lañ wax. ñu ngi lay nuyu di la wax nga présenté wu aussi. waaw maa ngi leen di fay bu baax waaw man la Dija from GoTV vraiment Mame Diarra sax laa tudd Mame Diarra Seck Dija daal lañ may wax GoTV. soxna Diarra bu sa baali au fait soxna Diarra tourné 30 jours ci weeru koor yombul xam nga ko di la laaj naka nga ko dundee ci say déplacement toog di la fekk si yoon beeg yooyu noonu ci côté émotion ci côté fépp noo ko dundee. waaw dëgg la yombul mais booy def lenn te bëgg ko moom yaakaar naa coono bu mu la mën a dikkee tamit dina la neex waaw parce que mën naa ne man li ma dogee suñu koy sax bariwul si jigéen parce que yooyu dama jàpp ne benn passe-temps la rek parce que li may def sama liggéey moo ko laaj loolu du dara xam nga pouvoir bi ñu ko doon defee tam kii la daf ñu neex daal loolu la. dëgg la soxna Diarra doo siggi xool ñu nga xool waa YouTube si tuuti nii bon ñu ngi lay laaj côté projet série côté actrice am nga fa ay projet aussi sa vie privée aussi am nga ci ay projet nan nga dëgmal di si ci kanam incha allah. waa liggéey rek parce que ñun moom liggéey rek a ñu ñor vraiment ñun liggéeyal suñuy nit rek a ñu ñor. soxna Diarra bu sa baali kan ngay sant kan ngay gërëm. waaw man premièrement maa ngi sant sama maam bu baax di ko gërëm parce que su ma xëyee tàgg ko mu ne ma demal mënoon na ko si bañ a fekk et tout vraiment saa yi ma ne ko dama am tournage sax may bàyyi ma dem dëgg yàlla teew ma benn yoon di sant aussi di gërëm waa kër Kamu vraiment grand Kamu ñu ngi leen di sant bu baax kër gi dañu ubbi bunt yëpp lu ñu neex la ñuy def dañuy ñëw yenn lu nekk di wax kool bi et tout tournage lu nekk daal dañ koy def fii mais wax dëgg yàlla kontaan naa si ñoom daal parce que xataluñ ñu benn yoon ñu leen koy sante bu baax a baax vraiment. ñu ngi lay sant aussi di la gërëm. ok merci. soxna Diarra ñu ngi lay nuyu. ngay actrice aussi ci GoTV présentation s'il vous plaît. bon maa ngi tudd Mame Diarra ñu gën maa xam ne ci xale ma tur bi ma position maa ngi nekk actrice GoTV. ñu ngi lay jaajëfal aussi ngay élève aussi di xale comme ni ko waxee xale mag di ñëw tournage chaque jour pendant 30 jours xam nga loolu yombul métti na naka nga ko dundee aussi ci sa côté waa gaala ci sa famille permission ak yooyu. non sama côté yaay moom amul problème. mais côté boobu amul ci côté école bi tamit y a pas de problème parce que sama emploi du temps bi kii bi dafa méngoo kii wu woon amoon ci benn problème ci benn côté nag
neexoon na benn côté métti woon na parce que le fait que nga wóor jóge école ñëw jóge école doo sax egg seen kër teg sa saag rek ñëwaat fii benn côté boobu doo nga métti woon ci kii bi mais beneen bi moom neexoon na parce que le fait que su ma ñëwee di gis fii nii samay mag ñi nekk di kaf comme samay morom loolu ça me plaît. rafetlu nañ loolu aussi yan mooy sa projet daanaka xale nga aussi mais nekk ndaw taxut a ñàkk bañ am projet quoi aussi ci côté Go TV bi nga nekk aussi si côté jàng. sama côté jàng moom côté vie privée bi moom li may séntu ci foofu bëri na incha allah bëgg naa réussir si sama jàng côté Go TV bi moom ak yeneen facette toujours. incha allah incha allah. remerciement kan ngay sant kan ngay gërëm. tout d'abord je remercie ma mère. sama yaay aw ma fayam ak sama mag ñoom Vito Demba Kane tout le monde ñoom jaaralu je sais pas mënuma leen a fay si côté fii moom ñëpp ma jàppee comme ay rakam sama dañ ma jàppee boobu comme mag boo xam ni ñoo bokk benn famille te loolu la sax mais ici fii moom leen moo ma neex ci tur bi ñoom dañoo am fulla ci seen bopp surtout tournage suñu ñëwee fii nii mën nañoo kaf ak ree mais su tournage jotee da ngay gis dañuy changer jikko loolu donc moo ma neex ci kii bi je trouve super. ñu ngi lay jaajëfal soxna Diarra. Parish nuyu nañ la. waaw fay naa leen. waaw ki nga xamante ni moo yoroon comportement di jigéen lu pendant Ramadan bi yëpp. dama lay door bëri. ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di la ñaan nga présenté aussi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp monde entier man maa ngi tudd Assane Touré bon loolu la quoi. yaa ngi tudd Assane Touré. waaw naka nga dundee 30 jours tournage parce que aussi di tourner ñëpp ci commentaire YouTube bi naan la fake bi sa waa koñ sa famille ngay déplacé aussi 30 jours di ñëw dafa métti quoi naka nga ko dundee. non tournage yi moom franchement bu lay dëggal neex yàlla rek xam nga métti woon na trop quoi. trop mais nit ki looy def mu yomb baaxul. benn instant te ñun bu yomboon rek kon suñu liggéey du baax quoi mais dañuy def suñu ketalaay kàttan et tout pour liggéey bi jaar doon benn instant. parce que tamit public bi foo ñu jox leen loo xam ne koy mën a consommer te yaakaar naa ni ñu jox consommer nañ ko bu baax et tout dëgg nag day métti ak déplacement yi fii ak woor nii xam nga koor gi ngay joué et tout inspiration pour mu ñëw day métti mais dañ koy forcer pour mu ñëw. xam nga si côté personnel mu doon joué muy feeñ xam nga dégg naa si lu ne parce que mais rôle bi moo si dégg woon yenn critiques yi kon baaxul quoi benn sens. parce que am na yenn personnel yoo xam boo koy joué bu ñu la saagool wax ñu ne si lu ne baaxul quoi te man conscient woon naa si quoi moo tax yenn mu si dégg. dérangé wu ma métti wu ma quoi benn sens au contraire yow damaa yokk dara quoi parce que dem na sax bàyyi nit ñoo xam dañuy wàññi naan kooku noonu la mel fekk organique xamuñu quoi mais xëy na rek personnage bi da leen dugg bañ jàpp ne noonu la mel quoi. dëgg la loolu dëgg la Parish lan mooy say yan mooy say projet yi nga dëgmal hors Go TV ak ci biir acteur bi nga nekk quoi. sama projet hors Go TV xam nga maa ngi si yoon yor naa samay business personnel yoo xam ne dama koy def en même temps xam nga en même temps maa ngi si jàng bi et tout affaire yooyu si biir Go TV nag suñuy projet yaatu na et tout parce que ñun amuñ leen lu Go TV suñu lépp Go TV la bañ na sax bu ñu xëyee ba nu ñuy ñibbee si lañ ciy waxtaanee et tout kon dañ koy dundal daal quoi benn sens te ñu ngi ay projets yu garaaw yu ñuy waajal ay série incha allah bu si kanamee bu jotee rek nit ñi nañ si xam dara xam ne nii lañ doon waajal. dëgg la yan ban épisode moo la gën a neex ci nga jot a tourné yëpp. épisode bu ma gën a neex mooy bu ma leen fekkee fële yow ki la grâce ngeen toog. ci jardin bi waaw ma lay ba ma lay tooñ foofu et tout affaire dafa nice quoi. am benn instant ak gars yi seen affaire bu ñu defoo lu ma wax ñoo ko mettre en valeur et tout quoi. loolu dëgg la ñan ngay sant ak ñan ngay gërëm. waaw avant tout maa ngi sant sama yaay Aminata Fall barke sama maam kenn moom sama père Cheikh Touré waaw Touré maa ngi Mbour man bete pire laa di sant tamit sama mag Seynabou Ndiaye sama mag bu jigéen boobu man ñëw ma mag bu góor am mag bu góor ndax taxawoon na ma boor yëpp billaahi su lu ma nekk ñu andi seeg man dama dëgër bopp nag dañuy wax ba sonn mais ndeysaan li rek laa si bëgg lu baax quoi parce que si lu ma dugg ñu fekk si may tuur di sant tamit sama seex sama jumeau Ousseynou billaahi kenn du moom damay jàppale des fois da ngay ñëw tournage muy metti muy yëkkati xaalisam du ma jot billaahi alalam ma koy ñëw te xool du ma xoolee benn bët kon sama seex boobu amu fayam suñu waa famille ñëpp suñu waa kër ñëpp di leen sant et tout sama waa koñ ñëpp daal ba pare di sant tamit Moussa moo jaar fii moom solal lii koo koy séeru Tunjaay ak Ndey barki sama ñoom maam kenn du moom jox ma ay xaalis bu bari di sant tamit tonton Pape borom trésor public kenn du moom tamit waaw ak maire Aska le combat continue
loolu la woon quoi di sant monde entier di sant ñëpp bàyyi xam ni pori seen pori barke sama ñam maam samay noonu dam nañ sol li naan def show. waaw Badiane Secouра ñu ngi lay siyaar ngay actrice aussi ci Go TV waaw ñu ngi lay wax nga présenté wu. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu internet Go TV ñuy suivre yëpp dama présente Khary Badiane ñu gën ma xam ci Aïcha. Aïcha rafetlu nañ kàddu yi Aïcha naka nga dundee tournage yi durant 30 jours jóge fan nga dëkkati sax Badiane jóge Fass Mbao ba Alioune Sow di tourner chaque jour toog di la fekk ci yoon bi yombul carrément naka nga ko dundee. bon c'est vrai au début c'était pas facile ma boole ko ak sama jàng même samay parents au début mooy loolu mais xam nañ ne bëgg naa li may def gëm naa ko aussi am nañ yaakaar si man moo tax tiitu ma benn. incha allah yaakaar boobu du tas sax Badiane n'est-ce pas élève nga da ngay jàng. ok léegi yan projet nga dëgmal ci côté étude beeg ci côté actrice bi ngay def instant yi nii. bon am naa du ma ne sax samay projet mais am nañ suñuy projet nañu xam man aussi à part série bon damay jàng. ok yan remerciement ngay def ñan ngay sant ak ñan ngay gërëm. bon mënuma jóge fii nag sans remercier ma mère qui m'a beaucoup soutenu. sama yaay aw ma fayam parce que malgré lu ñuy wax Aïcha lu muy def si YouTube bi lii di yoon jàng lañ ko sant. teewul toujours elle reste là à me conseiller Aïcha defal nii defal laa dama koy remercier daal xaw ma fayam te tàngoo ni aussi maa ngi koy remercier moom ak Lamine Ndiaye Omar Ndiaye gis naa ne ma taxawoo macha allah aw ma seen fay bàyyi naa leen ak yàlla. Badiane ñu ngi rafetlu kàddu yi. sa rouge aussi baax na. merci. waaw Penda siyaar nañ la. maa ngi dem Mère Thiaw sa xiira waaw de actrice aussi ci Go TV ñu ngi lay ñaan nga présenté wu. maa ngi tudd Penda dëkk Pikine di actrice Go TV. dëgg la Penda naas lu nañ loolu noonu di la laaj nan nga dundee 30 jours tournage parce que di jóge Pikine di ñëw fii ba cité Alioune Sow di fi defee say tournage pendant 30 jours naka nga ko dundee ci côté déplacement bi sa côté waa kër et tout quoi. man moom amu ci benn problème ndax sama yaay bëgg na li may def loolu moom amu ci benn problème jóge Pikine di ñëw ba fii moom def ma woon benn problème wax dëgg fa yàlla ndax des fois sax su ma amulee paas damay ñëw si yéen ngeen yëkkati paas jox ma loolu moom amu ci benn problème wax dëgg fa yàlla. jërëjëf Penda comme que yaa ngi ci biir Go TV am nga say projet hors Go TV ci biti Go TV aussi yaa ngi ci biir ñu lay laaj lan nga dëgmal buñ génnee ci kóor boobu même daanaka génn nañ ci ba pare sax. waaw man de moom maa ngi toog rek yéen rek laay déglu yéen moom lu ngeen def rek ma ànd ceeg yéen lu ngeen def rek ma ànd ceeg yéen le cas man am naa sama yeneen yu may def mais yéen moom heure bu ngeen ma soxlaa rek maa ngi fi di leen xaar projet bu ngeen dëgmal rek maa ngi ci biir. incha allah remerciement yi kan ngay sant kan ngay gërëm. maa ngi sant sama yaay moom mi nga xam ne mooy bàyyi chaque instant may ñëw si yéen di tourner di sant sama mag Alsane depuis Italie maa ngi koy sant bu baax ndax su ma dugalee vidéo da koy partage ay xaritam yëpp da koy partage ba naan leen nañ abonné ndax rakama ci bokk affaire yooyu di ma jàppale daf ma jàppale trop di leen sant yéen tamit samay góor wax dëgg fa yàlla aw ma fi lu ma nakkari musuma fee am lu ma nakkari te fu ma toll dama koy wax yéen chaque jour ci jàmm laa nekk ak yéen ak salaam di sant ñëpp di sant suñu waa kër di sant sama mag Ndeye Diagne ndax su may ñëw répétition su ma am yére olof ñoom ñoo yéeg seen yére di ma ko jox may ñëw di tourné ci koor gi ñoom tamit maa lay sant ak Disa Go TV barki Serigne Saliou kooku dama koy sant parce que nit ki tamit su la defalee lu baax danga koy sant moom dafa maa bëgg rek te yàlla tax te defal ma ko dara maa ngi koy sant bu baax barki Serigne Touba man daal kontaan naa sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. daal Veli yan fi zer. waaw ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay siyaar. waaw ngay acteur ci Go TV ah yaa réeraloon sa rax waaw ñu ngi lay ñaan nga présenté wu. waaw maa ngi tudd Ousmane Samb dëkk Guédiawaye bon di artiste comédien. waaw artiste comédien foofu la ñuy fëlaalee rek laaj la naka nga dundee 30 jours koor gi ah di ñëw tournage aussi boole kook sa jàng et tout quoi sa déplacement famille et tout naka nga ko dundee. waaw bon loolu yombul quoi mën naa ni yombul parce que 30 jours ngay déplacé wu bon ça va gàlle ndogu ba ndogu lañ lay gis bon loolu mën naa ni ku bëgg dëgg moo koy def ba pare tamit ñi ma ko seekal ñoo bëgg équipe technique Go TV gars yi ñoom dañoo bëgg li ñuy def dañ ko gëm bon loolu moo tax xam nga métti bi doo ko yëg benn instant métti bi doo ko yëg parce que soo toogee à chaque fois di gis nit di la message wala nit di la woo naan la épisode fu mu foo toll
ci épisode yi temps dugg na fi génn fi loolu noonu da lay motiver tey sa job mën naa ni. dëgg la da lay motiver sa job quoi. bon di wax gars yi tamit ñu ngi gis seen commentaire yi bëri na trop mention spéciale ak suñu xarit yi mention spéciale ah gars yi réseaux sociaux YouTube. ñu ngi lay jaajëfal ci précision boobu nga def noonu aussi yan projet ngay dëgmal d'ici ci kanam incha allah comme que am nga sa jàng bopp aussi acteur nga. waaw série yëpp ngay jooy. naka nga koy dundee daal say projet. bon jooy bi moom metti na quoi jooy bi moom metti na trop ci man parce que damay dox sax nit naan ma nii bul jooy sama kanam nit daf may invité naan ma ñëwal nga jooy ndeysaan loolu noonu waa Go TV rek ñoo ma tooñ te rôle bi la aussi tamit dañ koy nangu quoi bon projet yi bëri na ay série ñu ngi fi toog bu ñu xaar côté jàng bi moom bon élève la en même temps damay jàng bon mais passion bi lenn la muy vidéo yi et tout bon fier nañ ci tamit ñi may ci nekkal bëgg nañ ko benn instant waaw. waaw ñu ngi lay jaajëfal di la laaj aussi ban épisode moo la gën a neex. bi Matar feeñee quoi épisode boobu noonu mënuma compter mënuma am mbégte bu weesu loolu quoi franchement. dëgg la ñan ngay sant ak ñan ngay gërëm ah. waaw di gërëm sama papa mention spéciale. Socé Samb maa ngi koy nuyu di nuyu sama maam Awa Cheikh Ndiaye Nogay Samb Adja Gueye di nuyu maa ngi nuyu ñëpp quoi mention spéciale tamit sama mère lu nekk la dégg tamit ci vidéo yi mais bon dafa xam ni sama bëgg-bëgg la sama passion la mu bàyyi ma si di nuyu xarit su ma limee damay jóg ay us del ñu naa ñëpp quoi mention spéciale ak Go TV équipe technique bi. waaw kii la wala kee la kii la ñu ngi lay siyaar. yéen sama gars yi ngay acteur ci Go TV. yaa ngi jaaxaloo ak askanu Sénégal YouTube aussi monde entier ñu ngi lay wax nga présenté wu. bon salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu yooyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant bu baax a baax man nag maa ngi tudd Bachir Fall ñu gën ma xam ci Killa waaw Killa nice na. au fait di tourner 30 jours xam nga ne yombul. yombul nga nekk ci weeru koor. naka nga dundee tournage yi ci sa côté déplacement ci sa côté famille et tout quoi naka nga ko dundee. bon avant tout xam nga di remercier kër gi ñu nekk quoi. franchement ay borom baax lañ seen xol yaatu ñu ñëw xam nga ñu jox ñu benn appartement boo xamante ni foofu la ñuy tourner foofu la ñuy nekk xam nga di fa def suñu lépp te waxuñu defuñu dara xam nga su ma jugee ci loolu aussi di remercier sama papa ak sama yaay bu baax a baax xam nga aussi tamit di nuyu sama mag Marème Fall xam nga di ko bëgg bu baax te lii yëpp moom la quoi franchement tourner 30 jours yombul quoi xam nga tourner 30 jours yombul franchement xam nga aussi tamit di nuyu suñu ay jigéen ñu sonn lañ ci ñun laajuñu dara xam nga laajuñu dara sonaluñu ci dara quoi ñi ñëw franchement ñëw rafetal mu rafet après ñu tourner dem quoi métti na nag trop quoi. dëgg la comme que rafetlu nga présence su jigéen ñi ak ñooñu. ñu lay laaj lan mooy say projet quoi lan nga dëgmal ci côté professionnel bi aussi vie privée bi quoi. waaw bon. waaw xam nga rek comme ni ko gars yi waxee rek ñun moom bàyyi mën naa ne xam nga instant bi li nekk ci ñun ci ay projet bari na quoi franchement bari na trop teg nañ ay projet yu bari te incha allah bu sottee gars yi dinañ ko gis. xam nga di wax tamit gars yi commentaire YouTube seeni ay commentaire ñu ngi koy gis. xam nga chaque instant damay dégg gars yi ne lu tax duñ tontu commentaire yi xam nga am na ci loo xamante ne nii xam nga rek dafa xaw a bari moo tax doo mën a tontu lépp mais ñu ngi leen nuyu yooyu ñëpp surtout waa extérieur Allemagne France. États-Unis gars yëpp ñu ngi leen di gis ñëpp billaahi wallaahi xam nga di rafetlu tamit ci yéen bu baax a baax di kontaan di nuyu tamit suñu grand Kamu moom mi nga xamante ne ni moo jox kër gi bañaluñu dara xam nga taxawuñu ci bépp côté quoi franchement di ko nuyu bu baax a baax nuyu sama papa Cheikh Fall sama yaay Awa Samb xam nga di leen bëgg ak tamit gars yi nga xamante ne nii xam nga ki la jaay dëgg la comme que yow jot ngaa ñëw ci remerciement yi sax nga laalaat ñetti tur ñaar rek. waaw xam nga loolu quoi xam nga doole waata. waaw ca gën a xam nga gars yi billaahi wallaahi ñu ngi leen di remercier de gars yi ñuy seetaan non barki yàlla amuñu seen fay xam nga ñun amuñu ay fans ay xarit lañ am ak ay am di jàmm xam nga parce que gars yi nii fii franchement pare ku ci nekk xam nga ni yow xam nga mën nañu tollagoo fooy amee fans mais tamit ba léegi tamit am nga ay soppe ak ay am di jàmm parce que ñooñu mënoo leen fay. pas bu ñu teg c'est à cause de vous kon donc ñu ngi leen nuyu bu baax bu baax xam nga nuyu sama waa Saïd nag waa Go TV gars yëpp xam nga loolu à part ça xam nga ñaw bi nii nag
mu bëgg nga jël ko parce que lii nii xam nga membre ci Go TV moo ko def ko waaw. muy kan muy mami création mami Bale. xam nga ñoom la mu naan jox ma ko ne ma solal. ah ma may defal lii artiste bi. ah gis nga waaw li nga nuyu moom tam bu baax kontaan naa trop. Mouskalaf Mata Sey. Paa bi Sadio Matar ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay bu baax a baax. waaw di la ñaan nga présenté wu. salaamaaleykum waa Sénégal waa Ndakaaru képp ku ñu seetaan extérieur fépp fu waay mënti nekk ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal waaw man la nag Adjuma Diop sama tur dëggantaan ñu ma woowee Mouskalaf waaw nekk membre fii ci Go TV nekk fi acteur aussi waaw. waaw ñu ngi lay jaajëfal di la laaj naka nga dundee 30 jours koor gi quoi parce que aussi di nekk sa liggéey bopp di nekk aussi ci yeneen activité parce que ku la xool xam ne yow nduru nga businessman quand même. ñu ngi lay laaj naka nga dundee 30 jours koor gi. ah 30 jours koor yi moom métti woon na trop métti woon mais nit ki soo gëmee dara ko def métti doo ko yëg parce que dañ daan fanaan ñuy veillé yenn saa yi ba yenn heures yi pour xaar xëdd ñu yeewuwaat ay 10 heures 11 heures ñëwaat fii nii pour commencer tournage bi ñii dañuy xiif ñii dañuy sonn mais sa gëm-gëm sa jom ak sa fulla moo lay tax ba bu doo bàyyi. dëgg la xam nga ba fin temps dañ ko jàpp di dóor muy daanu. nekk ensemble parce que fii man mën naa jàppee c'est une deuxième famille. dëgg la parce que tey jii nii man yenn saa damay nekk sama gaale sax mais damay yàqamti ñëw tournage. dëgg la parce que su ñëwee fii dañuy kaf dañuy foo dañuy rey. mais heure liggéey tamit su jotee dañuy liggéey bu ñu jeex tàkk. waaw ci cadre liggéey boobu laa ñëwaat ak yow naka nga dundee montage yi parce que daanaka ñu bëri umpale woon nañ ne Koor bu Lomène ba mu daj yow yaa ko monté 30 épisodes yëpp naka nga ko dundee daal. montage moom daanaka ak sama xol laa doon monté daal maanaam dama bëgg déjà li may def bëgg Go TV bëgg membre waa Go TV montage moom jàpp naa ne méttiwul parce que ñoom ñëpp siy jàpp damay am ay failles sax ñu ñëw xool ne waa mais fii defoon nga fi faay affaire yooyu noonu xam nga loolu day gën a perfectionner liggéey bi te koy gën a professionnaliser waaw côté montage moom y a pas de souci quoi. dëgg la aussi yan projet ngay dëgmal comme que monteur nga aussi yaa ngi ci yeneen projet caméraman ngay tout yan projet ngay dëgmal si sa côté liggéeyu bopp aussi ak liggéeyu Go TV. bon projet daanaka comme li may tàmm di wax rek ñun Go TV dañoo bëgg mu doon structure bu mag. incha allah pas label kese bëgg nañ moom label am yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi ci biir parce que séntuwuñu suñu bopp ci am benn appartement rek ne benn label ne loolu ko kese lañ soxla quoi parce que ñu ngi seen suñu bopp fu sori. fii nii am na talent am na ay acteurs yoo xamante ne nii tey jii nii am na ñuy joué ci ay film yu mag dàq ñu ko. xam nga lenn lañ ñaax parce que tey jii da ngay toog nit ki ñëw ne la li ngeen di def nice na mais xam nga soo leen changé woon motos bi affaire yi te du yëkkati dërëmam wala juróomam jox la ko pour jàppale la. dëgg la fii nii am na ay producteurs yu bëri dañuy gis ñuy job mais duñu ñëw diñu dimbali parce que tey jii nii ay booy lañ. parce que tey soo xoolee Koor bu Lomène bu yàgg bi ak bii bokkul kenn jàppale woon ñu ñooy sooxaale suñu bopp. dëgg la xam nga di jéem a cadre mu nice di jéem a defar son bi nice ak yeneen ak yeneen kon tey jii nii man maa ngi lancé message ñëpp producteurs yu mag yi fii nii Galsen ak extérieur xam nga ñu jàppale ñu parce que ñun ay jeunes lañ am nañ li ñu bëgg gëm nañ ko bëgg nañ avancé macha allah message boobu laa leen di lancé te aussi bon maanaam Go TV nekkul Go TV bu ndaw daal Go TV bu mag la bëgg nañ mu jëm ci kaw ci kanam. ñu gën a suudewu xam nga gën ko jëmale ci kanam daal macha allah. ñu ngi rafetlu ñan ngay remercier aussi. ñu may remercier moom ñoo bëri nañ trop mais su ma nekkee fii di lim xam nga xam naa ni mu fi jógee. maa ngi remercier sama waa gaale maa ngi remercier sama yaay Ndeye Penda di remercier sama mag Lamine di remercier sama xarit yi ñoom Petit ñoom Mour Fall ñëpp xam nga su ma limee sax damay jum maa ngi remercier waa Go TV fii ñoom Killa gars yi César ñëpp. di remercier jigéen ñi aussi parce que tamit xam nga fi ñuy déplacé dafa sori ñii dañuy jóge Fass Mbao ñi jóge Kër Massar ñi feneen ak feneen te si dañuy ñëw ndaxte dañu bëgg li ñuy def te ñun diñu jël suñu dërëm dinañ ko jox amour loolu noonu dañ ko si jiital ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waaw di remercier waa gaale bi fii parce que daanaka man sax si gaale bi laa dëkk dañuy mel ni ñun si gaale bi la ñuy dëkk parce que dañuy nekk fii dañuy tourner te kenn mësul ñëw nee ñu wax ñu lii wala lële dañ ñoo yaatal franchement ay borom baax ñoo fi dëkk waaw di remercier waa gaale bi di remercier grand Kamou aussi parce que jàpp na si bu baax a baax a baax a baax
su si jàppul woon tey daanaka sax duñu egg si fii kon boog nañ ko sant dëxëj lépp gërëmee ko waaw di remercier ñëpp waa Italie waa France waa Amérique ñoom béy di gars yi yëpp ñoom moomoo ñëpp bëgg naa leen bu baax a baax a baax baax a baax jaaf muskalaf mata sëy takkal jabar bopp surtout waaw benn instant léegi ñu lay laaj ban épisode moo la gën a neex si yi nga jotee tourné yëpp épisode bu ma gën a neex est-ce que nekk bu may mbëkk César fekk ko muy julli waaw mooy allah moo koy mbëkk c'est que mbëkk boobu dama ci ànd ak xadar daal dafa ma neexoon ma koy mbëkk ma koy dóor sijaara mi noonu i julli kenn ko fooyee bàyyi di fooyee julli incha allah rabbi waaw yaa am gën a xam César salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu di la ñaan nga présenté wu waaw man la Amadou Diop ñu gën ma xam ci Yigo César borom benn yére bi waaw borom benn chemise di acteur aussi ci Go TV daal maa ngi leen di nuyu bu baax macha allah waaw César xam nga ñu gis ni que yow tournage yi noo ko doon dundee xam nga et puis tamit 30 jours nga koy tourné ci weeru koor dafa métti ok tey ñu la doon laaj tey ni nga ko doon dundee carrément quoi. dëgg la tourné 30 jours ci weeru koor métti na mais boo koy def ak ñu ko bëgg daanaka métti bi day xaw a wàññeeku parce que tamit di tourné ak ñoo xamante ni yéen a bokk même bëgg-bëgg di déplacé wu aussi seen kër doo fa bàyyi dara loolu dafa métti aussi chaque jour ngay xëy di dem di ñëw yor-yoru koor du la fa mës a fekk ndog moo la fay bàyyi ñëw lekkaat génnaat aussi nekk ci liggéey bi juste loolu noonu pour satisfaire suñu public bi nekk ci YouTube beeg fépp fu waaye duñu seetaanee. moo taxoon quoi kon métit bi duñ ko sentir bu baax. aussi samay frères comme samay sœurs. saa suñuy tourné heure bu waxtu julli jotee dañuy bàyyi li ñuy def yëpp jàpp julli. kon loolu noonu day tax yow mi koy def sax boo ko bëgguloon da nga koy gën a bëgg. macha allah moo tax métit bi duñ ko faral di yëg daal lu bari. macha allah César bon lan moo nekk say projet si sa vie privée en plus ci Go TV waaw ci côté yëpp daal ban projet daal nga gën a kii daal. dëgg la ci projet sama vie privée maa ngi ci audiovisuel comme sama morom yëpp ni ñu koy defee xam nga ci milieu audiovisuel bi maa ngi ci projet lu sori incha allah rabbi aussi ci côté acteur bi ma doon tamit xam nga sama bët yamul fii quoi franchement maa ngi séntu ba Hollywood ba feneen ak feneen parce que nit aussi da ngay rëy gis-gis je pense kon donc daanaka daal projet yi rëy na bu ñu ko doon wax fii duñ fi jógee. macha allah César ma yaakaar ne iPhone bi nga yor moom lañ sàccoon. waaw daanaka dama ko localiser nag ba gis ko dama ko localiser. waaw nan nga dundee benn yére bi. ci tournage yi yére bi daanaka ñu bari foogoon nañ ne man César xëy na benn yére rek la am tey gars yi dañ daan ñëw suñu kër spécialement pour xool man yére laay sol. kon donc loolu noonu xëy na métti woon na carrément mais nit boo def dara dañ ci am benn touche artistique boo ci yokk. macha allah carrément moo taxoon tey jii ma indi loolu noonu toog waxtaan ceeg ñi ma war a waxtaanal sama manager Medzo. ak ñeneen ñu toog. waxtaan ci aussi carrément ñu gis loolu noonu ñu validé ko bu ñu ko defee. parce que boo xoolee ñu bari ko doon commentaire ci YouTube bi daanaka. macha allah macha allah macha allah waaw Moussa Diop moo fi jaar. waaw loolu dafa leer ok ñu ngi lay ñaan aussi nga remercier. waaw daanaka première position kii mention spéciale laa koy remercier quoi parce que daanaka bu ma demee ba sañ a toog fii di wax yàlla ak moom la mooy sama maam Rokhaya Fall. maire Askaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw gars yi naan ko maire business. ok Anta Diop maa ngi lay nuyu bu baax. sama waa gars la ñu Moussa Issa Anta Makodou ñoo maa ngi nuyu quoi aussi Mouhamed. One Love aussi sama yaay boy depuis France maa ngi lay nuyu bu baax di la jox benn groupe bi wax di la wax ni aussi xam nga ay millions ay milliards yi ngi ñëw tegu sa loxo incha allah rabbi Pape Diop aussi sama nijaay. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di aussi di nuyu sama jabar di ko sant di ko gërëm. macha allah kan la taw fii di ko nuyu kan la vie privée kan la ok def na ok yow ban épisode moo la gënal ci épisode yi. ban épisode. bon épisode bi ma gënal ci épisode yi mooy bi may débarrassé wu ci sama benn chemise bi mooy bi may lakk chemise bi carrément quoi parce que tey xam nga di def dara ndax dara. boo ci gisul dara rek xam nga dara boobu jël ko tegee ko neex. macha allah loolu waxu mag la dañ koy jëli. loolu ca mbind ma la. kon bu ko defee merci beaucoup. grand bi ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen di fay. tey jii ñun daanaka bu ñu demee ba yegg si fii nii di liggéey ci Kóoru Bolomène ba ren ñu bari apprécier yàlla ak yow a tax aussi ñu ngi lay ñaan nga wax ak askan bi wax ak Go TV wax ak YouTube wax ak monde entier. waaw salaamaaleykum. Go TV ok salaamaaleykum ñi nga xam ne vraiment ñu ngi ci yéen si tànn booy yi
Koro Buloman maa ngi nuyu ñëpp sa sant donc yéen booy da ngeen mën ngeen li ngeen di def vraiment ñun dañoo toll foo xam ne dañ see war a jàpp ñu mel ni yéen am talent nekk ci Sénégal fii ñu war leen jàppale vraiment di woo producteur yëpp semence lépp képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci mbiru cinéma rek maa ngi lay wax nga jàppale booy yi parce que booy yi neex nañoo jàppale quoi lu tax ñu neex a jàppale mooy dañuy dëgg et puis yaru nañu tey nañu te bëgg nañu li ñuy def vraiment nit moom soo bëggee li ngay def vraiment jàppale la day yomb quoi aussi gis naa ne vraiment li ma dem ragal ci xale yi nekkul si yéen mooy xale yi nga xam ne dañuy capitalistiques yi dañuy génne benn affaire ci YouTube bi ñu commencé sànn ñu commencé yéegee seen bopp topp ñu ko quoi xam nga yaakaar ne dañoo fort parce que gisuma loolu gisuma ko si yéen vraiment ma gis seen talent boo xam ne aussi soo leen jàppee kenn du leen téye léegi gën a grand yu suñu talent jàmm kenn mënu ko kase nit moo téye talent mooy téye xam naa ne yéen vraiment am ngeen talent donc di remercier seen groupe bi vraiment ba ngeen ñëwee sama kër aussi di fi joué musuma ñëw fekk sama waa kër wax ma dara ci yéen ci ñàkk teggin wala ñàkk kersa wala reewal sama waa kër suñu wax dara kon tey su mu ñëwee sax ñaan booy ñëpp su mu ñëwee ñoom dañuy san seen dañuy taal seen waxtaan c'est ça su ma leen di san ñu ne Koro Buloman quoi bon c'est-à-dire kon li ngeen def neex na te ñoom sawar nañ ci suñu waa kër ñoom amuñu problème parce que mais kër gi nag mooy këru artiste yi vraiment gars yëpp fi la ñu nekk soo leen xoolee vraiment lu ñuy joué suñu film yëpp ay mag sa mag ay Caba Thiès ay lees ay mbëggeel du sago film yu mosu joué mag sama gars yi ñun lay ti ñun kii lañ ko defee c'est que mère Oumou sama yaay dama koy gërëm ko dafa bëgg artiste mais du setaan du lu aar samay rakk aussi samay soxna ñoom ñëpp dañoo bëgg métier bi parce que métier bi tamit dafa am fu mu ñu toog dafa am tamit fu mu jëlee quoi indi ñu ci benn kii bi quoi xam nga métier bi nag su lay vraiment su la yaru vraiment ma xam ne dootoo yaru parce que métier la boo xam ne day yaraate su nekkee si yor da nga war a yaru te yéen gis naa yéen da ngeen yaru parce que métier baa ngi si yéen booy li ma leen di ñaanal mooy Sénégal yëpp li leen ko ñaanal mooy yal na leen yàlla may gudd fan ak wër vraiment lii ngeen di def nii yàlla na dem ba ëpp si àdduna bi gis naa ne yéen a ngi liggéey bu rafet bu sell am personnalité am dignité ñu bëri nag xamuñu métier bi dama ciy profité di ko waxaale quoi c'est que li may wax artiste ni mu war a mel souvent dama koy tàmm di wax des fois damay wax ni gis nga art mënul am sans comédien bi aussi comédien bi su mooy deuxième bi mooy comédien bi li muy def su amul li muy def du ko def troisième bi mooy fan la koy defee dafa bokk ci art mooy plateau bi soit sama kër wala géej wala feneen soo amul foo ko def doo ko def quatrième bi mooy ñu leen di seetaan vraiment ñu leen di gërëm di leen sant ñoo ñi nga xam ne tey suñu amul ñu seetaan dañu def art kon ñooñu ñoom ñoo jar a sant ñoo jar a gërëm ñi nga xam ne ñoo leen di seetaan yéen vraiment ñooñu gën man souvent damay wax ñun ñooñu gën cinquième bi mooy partagé bi ngay partagé ak ñoom li ngay génne di leen ko jox ñoom ñu koy consommé mu neex leen aussi ñu lay woo mbaa ñu la siy félicité loolu mooy art su ko weesoo art amul benn mënu ci dem bàyyi morom bi te 5 yooyu yëpp mu ngi ci yéen vraiment ma gis ko kon yal na leen yàlla may gudd fan ak wër bon vraiment may leen bonne continuation ñun li ngeen am ñun amuñu ko woon de boobu barke Rasulullaay li ngeen jàmbaar ñun amuñu ko ñun dañoo métti dafa métti woon dañoo galère suñu àdduna quoi vraiment mais yéen ñoo ngeen fekk affaire yi neex ba pare ngeen ànd seen expérience quoi ak yaru du jeu man yéen laa gën a fan ci booy lépp ma li may wax si internet bi si day daw yéen laa gën a fan ci booy yi ma gis vraiment yéen laa ci gën a bëgg parce que lu tax ma ba mu ñëwee tase yéen sama première fois maa ngi fàttaliku da ngeen dama leen fekk am lu mu leen wax vraiment ngeen ñëw sama kër ñuy waxtaan boobu ba léegi ñu dem ba léegi may fekkee seen répétition man maa leen ñëw dama naan tur bi sama troupe la vraiment loolu laa wax parce que dama fay ñëw seen répétition di diriger ngeen may bàyyi may wax ngeen dem ba ñëw sama kër joué fi seen film kon tur bi sama troupe la su baaxee sama troupe la su bonee sama troupe la kon ñu koy seetaan ku ci am vraiment looy critiquer dimbala ma nga critiquer ko parce que soo critiquer mën nga dimbale tout le monde ba képp kuy sant Koro Buloman rek
soo amee les critiques wax ñu ko vraiment ñu changé ko ndax déwén ñu avancé quoi maa ngi kontaan leen remercier ñëpp vraiment zéro faute ah nice na ok ah mais nag foog ma gërëm foog ma am ku mu gërëm ah booy Sénégal damay wax c'est très difficile dafa xaw a kii daal man nag dégguma français quoi mais vraiment j'aime ma femme quoi vraiment j'aime ma femme. ok garaaw jërëjëf. waaw kii la yaa dikkaara pour wax ñu ban épisode moo la gën a neex si nga jot a tourné yëpp. ban épisode moo ma gën a neex. waaw si jot a tourné mooy gis nga bi ñu wàcc si oto bi. mel ni kuy waaj a mbëkk muskaraf. génn dem dama naroon saaga ndey ko ma yàgg ma ne non xoolal jarul may saaga. si. ça va doon saaga rek. mais xam nga boo loolu quoi xam nga. c'est ji nga quoi moo tax. non xam nga waaw yow. waaw waaw léegi ñu ngi lay ñaan nga nuyul ñu sa. ji la quoi waaw sa jabar lañu wax. sa jabar ma ne man ji la quoi non sa jabar lañu wax. sa jabar ko nuyul ñu ko. sa wife. ah yee sama jabar. waaw bon maa ngi koy nuyu bu baax xam nga. tur bi. bon moom maa ngi koy nuyu. tur bi. maa ngi koy nuyu. maa ngi koy nuyu. waaw xale mag yow ban épisode moo la gën a neex. épisode bi ma gën a neex mooy VA. mooy. VA. ah ki la VA. mooy ki la ñëwee fii indi ordonnance am nee na di ko kaa prescrit. boobu moom ma ci gën a neex. ñu ngi lay jaajëfal. waaw soxna jaar bu sa baale borom Porokhane sa maquillage baax na macha allah ñu ngi lay laaj aussi sa épisode bi la gën a neex ban la. donc épisode bi ma gën a neex si épisode bi ma gën a marqué mooy bi may ànd ak parisienne bi di ko ëffal ak sama benn gaañ. vraiment boobu damay réy ba sonn mu nekk épisode boo xam ne daal moo ma gën a marqué si épisode bi. dëgg la yow da nga yàgg a sonalaate sax macha allah waaw aussi jëkkër ji ñu ngi lay ñaan nga nuyul ñu ko aussi bu baax. suñu mënoon xam kan la it. waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm aussi. waaw di ko xamal ne rek moom la. nu mu tudd. waaw à moi daal. commencement tur bi. man daal à moi daal. ah waaw à moi. dañu wax commencement bi sax. ah kon ñu ngi lay jaajëf. Unco moo ko yaa. waaw ñu lay laaj ban épisode moo la gën a neex ci yi nga jot a assisté yëpp ah. épisode moo gën a neex moom mooy su bi may tey tey kii la naa ko damaa bëgg coop quoi. ci yéeg ba jaay ko perek lekk. xanaa nga xiifoon moo tax ñu lay dem mais ba xiif moo nag de moo jaay perek. dernier mot bi mooy ñu ngi lay ñaan nga nuyul ñu sa jabar quoi wax ñu tur bi naka la. bon ma sama jabar ma sama yaay quoi. waaw. sama yaay rek laa bëgg. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal. Mbarga Fall ñu ngi lay laaj ci épisode yi nga jot a joué ban moo la ci gën a neex ah. épisode bi ma jot a joué sangu set bi moo si gën a neex. sangu set bi ah. waaw xanaa da nga ko mënul woon. mën nga ko wax. waaw ñu ngi lay laaj aussi sa turu jëkkër rek yooyu noonu nu mu tudd ak fu mu dëkkee. waaw Dadi je t'aime for I love you. Raza Boss ñu lay laaj ban épisode ci yi nga jot a tourné ban moo la ci gën a neex ah. bon en fait ma xool épisode bu may joué man ak kii la ak kii nii ak laay. Bala. bon dama koy ba nii dama koy play sama kóol mais damay réew bëgg a dee quoi mooy poste kóol kii bi SDE bi. ah d'accord si boo dafa neex en fait Raza Boss pour terminer nga nuyul ñu sa jabar bu baax. nga aussi présenté ñu xam kan la quoi. waaw ma femme moom loolu jaratul ñuy wax quoi. puisque chaque jour man scène bi may tax gars yi nga koy gis. lépp lu may wax ñu tur bi laaxatu moom quoi. je t'aime c'est tout quoi. ñu lay. yeah what's up. waaw ñu ngi lay laaj ban épisode moo la gën a neex ci yi nga jot a assisté yëpp ah. épisode bu ma gën a neex mooy César ba ma koy fi ba muy toog si shop bi quoi ne kenn du jàll si shop bi xam nga rek mu jékki-jékki rek gis ma rek daw. loolu moom mu gën a marqué si épisode yi quoi xam nga. effectivement aussi ñu ngi lay laaj dernier mot bi sa jabar nga big up ñu ko bu baax wax ñu tur beeg sant bi ñu xam fu mu dëkkee yooyu noonu. man yaakaar naa ne mu bëree jabar quoi man. xam nga macha allah ndax man jigéenu Go TV ngeen samay jabar. dëgg fa yàlla ma gën a xam. macha allah. waaw Seynabou ñu ngi lay laaj ban épisode moo la gën a neex ci yi nga jot a assisté yëpp. benn rek moom si ne mooy biñ ne ma sa doom feeñ na may daw di ko xool boobu moom la. mais gaañoo ci xeer yi yooyu faxa saloo. yëguma ko ndax sama doom dafa feeñ. loolu lay actrice ñu ngi jaar ñu ngi lay laaj sa turu jëkkër nga nuyul ñu ko bu baax a baax. Lil Wayne. waaw ñu ñëwaat ci yow WhatsApp man ah. WhatsApp man léegi ban épisode moo la gën a neex ci yi nga jot a tourné yëpp ah. épisode bi ma gën a neex si li ma jot a tourné xam nga damaa tourné wu lu bëri nag
ndax li may nekk si ginnaaw caméra bi mooy quoi bi ñuy sàcc sama kóol am lëm noo boobu noonu neexoon na trop am sax mer gars yi waaw loolu noonu aussi dernier mot bi mooy nga nuyul ñu sa jabar bu baax nga wax ñu tur beeg sant bi ñu xam ko. incha allah rek moom naa wax sama jabar mooy kan. yow sama yaay rek laa nëb. sama yaay dama ko nëb di nuyu sama jabar bu baax di dëkk Thiaroye ki dëkk Tamba ki dëkk Kédougou ki dëkk Fatick. waaw Sokoro Wally ñu ngi la laaj ban épisode moo la gën a neex quoi. épisode bi ma gën a neex ba muy xaar li lu waay boobu moom franchement neex na trop. waaw jaajëfal ñu lay laaj aussi sa turu jëkkër nga nuyul ñu ko bëggal ñu ko bu baax tur beeg sant bi. jëkkër. waaw. man sama yaay mooy sama lépp. xam nga sax coro koo xam ne moom ngay communiquer guddi gi. xale laa bés kanam. kon ñu ngi lay jaajëf. waaw yaay Penda. ñu ngi lay laaj ci nga jot a tourné ban épisode moo la ci gën a neex. man kii ko ma neex waaye bi ma gën a neex mooy biñ dëkk a joué ndogu bi. dañ doon doon seetaan ci table bi boobu moom neex na ma torop. dëgg la dëgg la dëgg la ma njëkk a joué man. waaw ñu ngi lay jaajëfal di la wax aussi nga wax ñu sa turu borom kër daal sa jëkkër. waaw sama jëkkër waaw nu mu tudd ak yooyu noonu. góor a tudd góor VIP. depuis Gambia cum I love you góor. Mata Seye ñu leen laaj ban soxna nga war a yeew fan yi ñu dëng incha allah. kàttanu yàlla. waaw maa ngi fas yéene yeew sama benn gel boo xamante ni dañoo yàgg nag macha allah. waaw bëgg naa ko trop. nu mu tudd. bëgg naa ko lool. tur bi leen la laaj. bon turam nag moom bëggul sax ma koy wax ni si télé bi. waaw fu mu dëkk. mais kii non mi ngi Dakar. Soxna Jaar ñu lay laaj sa turu jëkkër xam nga fu mu dëkkee ak ñu mu tudd. Non, malheureusement, je suis pas des capons, je suis pas des joker. Je suis célibataire. Tu as pas de lan. Je suis pas des joker. Kapan. Il y a un capon, je suis pas des capons, je suis pas des ñu joker. ngi lay jaajëfal. Merci waaw police nègre ñu ngi lay laaj yow sa jabar kan la wax ñu fu mu dëkkee pour ñaani bi du métti daal. kon nag sama jabar ay jëla dëgg la problème bi. nu mu tudd. sama yaay mooy sama soxla. yaay sama yaay rek laa noonu. incha allah kenn du sama yaay am na tax sama xaadir boobu barki sama maam Serif Pire kenn du yow. macha allah maa la may doon mu doon ñu doon kon loolu. waaw Balde. ñu ñëwaat suñu téer bi nga nuyul ñu sa jëkkër bu baax ñoom seen. waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm. sama alaaji as boobu sama unique. nu mu tudd. benn la ci maan ma bëgg ko loolu ma bëgg ko. nu mu tudd. sama papa laa doon. aussi sa jabar nga kiiwaale ko. sama jabar ma fëlaale ko. waaw nga fëlaale sa jabar. di ko nuyu maa ngi koy nuyu gros bisou. waaw tur bi. maa ngi koy nuyu gros bisou. kon ñu ngi lay jaajëfal. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم